Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Alors, tey bu ñu nee Lamine Samba un VIP autour de Mouton VIP pour des VIP. Non, le mot est trop fort parce que VIP mooy véritable importante personnalité. But you are your véritable important personality ngi fii ci réew mi. waaw mais am naa xar yëpp am naa 150 000 ba million kon képp ku am loo mën a am soo ñëwee di nga am xar parce que mënuloo fi nekk implanté wu ci banlieue bi toog ci banlieue bi ne man VIP rek laay jaay man ñi ma gën a bëgg mooy cas sociaux yi ñi nga xamante ni peut-être benn 150 000 la ñu am taqale nañ benn affaire man ñooñu laa gën a gëm que sax ñeneen ñi nga xamante ni dañoo yor gisoo patron bi ñëw léegi dañoo waxaale jubóowuñu dama ko jaay bu doon keneen la ma jaay ko parce que xam naa ni nécessité bi du am yenn xaalis yooyu di dem jëli ay ngantam xar yooyu su ko amee dina xam nga jënd xar fay location fay ndox fay courant jëndal ay yére doomam ainsi de suite man ñooñu laa gën a gëm que ñi nga xamante ni ñu ngi ci kaw. mais en tant que éleveur xam nañ ko ne xar bu ñu yar ak coggal du benn coono bi ngeen di daj ci yar xar bu ñu tolloo ci waxtu wi ngeen war a jaay seen xar mu cher est-ce que tey mën nga expliquer nit ñi la moo tax souvent xar bu ñu yar di gën a cher yeneen xar yi. xar moom mënoo koo jaay am ci bénéfice bu dee xaru yar moom loo ci def benn affaire daal ngay am xaalis bu daje mais à part loolu soo xalaatee coono bi nga ci am moo tax des fois nga gis éleveur bu yor xaram ba xar mi dee ci biir kër gi mu suul ko ci biir kër gi parce que coono bi mu ci def la ci mënul fayee ko yar daa metti de xar boo xam ne bu xiifee du mun a wax xiif naa bu feebaree du mun a wax damaa feebar bu tànkam dammee du mun a wax damaa tànkam damm mën na nekk di xeex ba bërset amul ku ko garder ah loolu dafa doy waar de dafa metti de yar moo metti munoo yar ba am ci bénéfice munul nekk. on peut dire que d'abord passion lay nekk d'abord. soo amul passion bi doo ko def parce que di nga jëndee xar 50 000 ren ba déwén nga def ci xar mi 150 000 nga ñëw taxaw fii pour jaay ko 150 000 mu tëla ban bénéfice nga si am xaalis bu daje ngay am loo am nag di nga ko jëndalee xar mi mburu du traîner ngooñ du traîner ripaas du traîner carton du traîner kooraay mali du traîner yar daa metti de pikiir yi guddi ak bëccëg suba ngoon ak temps bi waaw nit di feebaree noonu la xar di feebaree. alors tey yow nan ngay allier les deux par rapport ak sa liggéey ak élevage bi ngay def. lépp nag mënuloo koo def loo def say doom dinañ ci dugg say rakk dinañ ci dugg say xarit dinañ ci dugg des fois nga tardé dem liggéeyi woo sa doom ne ko mayal ma leen ngooñ sangal ma leen xoolal ma xar mi bi may génn si suba biir bi dafa doon daw pikiiral ma ko defaral ma ko lii joxal ma lekk joxal mu naan noonu lay demee moo tax loo dugg rek yow say mbokk nañ ci dugg moo tax xaalisu xar mi bu ñëwee foo jaar nga séddale leen ko ñëpp dañ ciy laal seen wàll. alors pour ñu tëj ci wàllum xar yi à ce que je vois daral bi maa ngi fi gis ay xar yoo xam ne yii dañu leen peinture yi dañu leen takkal yu xonq qu'est-ce que ça signifie. loo gis ñu peinture ko wala ñu takkal ko lu xonq rek jar na. kon daral bi jeex na Lamine. waaw daanaka gardien nga siy doon parce que nit ñi amuñu fu ñu def seen xar yi forcément dañ fay fi teg ba 2 derniers jours yi nga ñëw ko forcément dañ fi toog di leen ko gardeel parce que ki ñëw tey yow tey soo ñëwoon jënd sa xar da nga ko fiy bàyyi soo ma joxee xaalis da nga ko fiy bàyyi soo waxaale bu dëgër mu leer ma ni yow amuloo caaxaan xanaa xamoo am na ñoo xam dañuy ñëw waxaale si mais duñ yoragum xaalis mais xam nga ni ñoom saa yi ñu pare ni ñëw jël si xar bi noonu ngay def loolu la. merci beaucoup et voilà ñu ngi lay encourager di la féliciter di ñaan yàlla affaire yi gën a yokku macha allah nga bokk ci éleveurs yi gën a mag ci Sénégal xam naa da nga koy bañ waaye yaa ngi ci biir incha allah amin wa yaakum. Alors on va parler d'actualité on va parler de Covid-19 coronavirus ñëw yow si domaine bi nga nekk aussi mu am ci benn impact bu mu ci def muy làmb tey bu ñu doon def benn estimation ce qu'a perdu la lutte sénégalaise ci wàllum koom-koom parce que aussi coow li bëri na ñëpp ngi yuuxu mais ci côté làmb. c'est inestimable nit mënu koo natt nit mënu koo xayma xam man loolu fan laa koy jëlee damaa jàpp ne Amérique mooy la première puissance mondiale 52 états yu boole seen bopp mu doon benn la sëgëm États-Unis le coronavirus nërmeelal kan lay bàyyi ñun africains yi ñoo ci xaw am chance parce que ravage yi mu def Europe Amérique defu ko fii mais keroog bi ma toogee tamit déglu président de la République mu ne maa ngi tàllal sama loxo secteur privé yi maa ngi tàllal sama loxo bonne volonté pour ñu ñëw jàppale ma ci xeex bi laa xam ni c'est grave kon bàyyiwul làmb bàyyiwul leneen mais est-ce que xam nga ni am na ci ay promoteurs yu bari yoo xamante ni joxe woon nañu mbër seen avance Papa Sow ak Siteu
dañ ne dimanche lañ koy bëree ca samedi ba ñu tëj stade yi Sokh Gamou Gueye même chose ci même jour bi leen tëj affaire bi Modou Lo ak Ama Baldé heure bi waroon na jeex mais quand même à l'impossible tam nul n'est tenu suñ borom tabaaraka wa taala bu amee lu mu dogal ma dogal ko ñun ñëpp dañuy nangu peut-être corona jaam la bu suñ borom teg muy def liggéeyam ñun nit ay jaam lañu yu suñ borom teg ñu koy jaamu na suñ borom jëlee ko fi ci nu mu gën a gaawee te bu mu loroti kenn ci réew mi rawatina ci bitim réew ci barke alxuraan. Alors on a constaté que coow li bëri na ñëpp di revendiquer ñëpp di laaj ndimbal mais on a vu que ne ci secteur lutte bi mu ci promoteurs yi ak ci mbër mi gis nañ ci benn dignité bu doy waar yow loolu na nga ko jàngat. ku njëkk ragal ku njëkk yuuxu da ngaa ragal de dafa metti ñu muñ peut-être xam nga Sénégal moom lépp jafe na fi ba mu des lekk ak naan nañ waxante dëgg kër goo dem lekk naan am na ñoo xam ne sax su leen leeree ni yow amuloo ñu tibb bool yónnee la ci pet te kenn du yëg loolu mooy problème bi am na ñoo xamante ni nii bu leen leeree ni yow yoruloo sa téléphone da ngay jékki-jékki mu sonné ñu envoyé la ci loo xamante ni mun nga cee dëndu ñaari fan ñetti fan yaxanal loolu la. Alors est-ce que la CNG a joué un rôle sur ça est-ce que tey CNG bi jóg na def li mu waroon def peut-être je sais pas jóg taxawu mbër yi xool nan la mën a taxawoo ñenn ñi est-ce que CNG am na lu mu ci def. est-ce que CNG taloon na ko bu gars yi affaire bi sauf ki pële woon de kenn ku ci nekk sa bopp nga taloonoon ay làmb. c'est l'organisme moral aussi. laay taluñu ko woon de tout en sachant que personne morale bi Alioune Sarr docteur la est-ce que repêché wuñ ko woon mu doon dem di faji gars yi nañ waxante dëgg tamit affaire yi dafa doyoon waar de te ba tey dafa doy waar yal nañu yàlla dimbali rek jëlee ko fi ci nu mu gën a gaawee. Alors ça va nous permettre de ñu def transition dañuy rester ci CNG dernièrement avant Corona il y a eu beaucoup de problèmes d'abord le problème des arbitres mu sokke woon Sénégalais yi bi ñu yëgee lan la ñuy fay arbitres yi est-ce que yow loolu xamoon nga ko la bi. même bu ma ko xamoon pour man garaawul waaw parce que man mënumaa nekk ci benn affaire di ko dundee 10 ans ñu ma koy jox may noppi ma jékki-jékki wax mag lu mu nangu teg ko dagan na man loolu laa jàpp ba pare ma jàpp ni la Youssou Ndour waxoon rek nga di may liggéeyloo ba xëy na ma dàq naa la ndax boobu temps aw ma kayit ya ma war bu fekkoon ne avant ñoom ñuy ñëw si la ñu signante contrat ne bu combat amee temps lañ ñuy fay nii la ñuy fay nii lañ ñuy fay bu ñu leen ko joxulee ñu mun a kaas pour man arbitre ak CNG dañoo war a toog waxtaan naka la ñu war a toogee wax Sitor kenn mënu ko génnee ci làmb Malick kenn mënu ko génnee ci làmb ñoom ñëpp kenn mënu leen génnee ci làmb ñun ñëpp ñu toog ko ñu waxtaanee ko rafetal soo mi duggee ko marché man loolu laa gis te buñ koy def mu nekk loo xamante ni nii lu dëggu ci ñun la aduna amul solo. Alors en matière de waxtaan aussi CNG toujours parce que dernièrement li ñu leen pointé du doigt dafa bëri on parle des mêmes têtes de 94 jusqu'à maintenant yow loolu ban jàngat nga ci am. kan moo leen di fal loo ci man bëgg buur bëgg laa ko gën. mais acteurs yi mu concerné maanaam mbër yi ñoom parce que ñoom ñu ne bëgguñu. CNG bu doon xeer moo leen fi jëlee xeer jóge nañ fi bu yàgg bu doon ay yat moo leen fi jóge nañ fi bu yàgg état moo leen di fal état wóolu leen di leen fi teg ñun luñ ci man yow ànd nga ci. mais lu état def lu may def damay dem ne Matar Ba président de la République génne leen munu ma ko sañu ma ko aw ma sañ-sañ boobu sax aw ma sañ-sañ boobu lu ma ci man. c'est paradoxal mais aussi c'est vrai parce que aussi bu ñuy kaas que ne de 94 ba léegi c'est les mêmes têtes qui sont là qui dirigent alors que voilà aussi comme ni nga ko waxee état moo leen fi bàyyi aussi. pour man ñiy kaas Alioune Sarr na fi jóge dañoo faussé xeex bi dès le début dañu waroon dem ci état ne leen kii ngeen ñu fi tegal nii soxlaatuñu ko mais bu ñu visé woo ci waa ji te waa ji fi tegu fi boppam ci fàttali daaw rek Alioune Sarr daa bëggoon bàyyi ministre bi moo ko ne yeggalil ma année bii ba pare nga dem ministre bu ñëw dina ko jox confiance am nañ waxante dëgg ñun ñi ku ñu gëj a yàgg ci làmb man ñaataat maa ngi génn ci làmb Bécaye ñaataat mi ngi génn ci làmb Khadim Samb ñaataat ñi ngi génn ci làmb keneen ak keneen papa Abdou Aziz Mbaye ñaataat Pa Thier ñaataat est-ce que dañoo saturé parce que suñu ay patron ñoo ñu fay teg te xam nañu Sénégalais yi bëgg nañ ñu loo ci man mënoo ci dara. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications.